il met en application une recommandation du Coran qui consiste à pratiquer avec plus d'intensité la solidarité à l'endroit de son prochain, notamment voilà, à l'endroit des fidèles qui sont démunis. C'est une excellente action. Je suis venu aussi pour le féliciter et pour l'encourager. Je pense que c'est la voie que nous devons tous suivre, c'est-à-dire l'action de solidarité citoyenne, au-delà d'ailleurs du mois de Ramadan, pour que voilà, nous développons ensemble une solidarité au niveau de la communauté et au niveau de l'ensemble du pays. Je salue aussi son action parce que, comme vous le savez, il fait beaucoup de sensibilisation sur l'interprétation du Coran et il a une interprétation très avancée en matière de tolérance religieuse, de la place également des autres religions. C'est quand même la marque de fabrique du Sénégal où toutes les religions vivent en parfaite coexistence. Chaque fois qu'il organise ce type d'événement, il invite également les autorités de l'Église. Et c'est ça le Sénégal, et il en est une très belle incarnation et j'ai toujours grand plaisir à venir participer à sa conférence qui clôture, comme je l'ai dit, la caravane du Ramadan qu'il organise. Merci. Vous avez prié également pour les élections législatives à venir pour Thiès qui est donc fait d'enjeu. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'unité autour de... Je le souhaite. Comme je l'ai dit, nous souhaitons avoir au niveau de Benno Bokk Yakaar une large majorité pour que le président continue à développer ses programmes voilà, en direction des populations. Et je souhaite également très bonne chance aux candidats tête de liste, mais à l'ensemble des candidats. Évidemment, c'est disons des élections qui doivent se dérouler dans la tradition sénégalaise, dans la paix surtout. Et voilà. Merci. dama ñëwoon di taxaw sama xarit sama rak sama imam sama sëriñ ci bisam bii nga xam ne moom dafa ànd ak kuréel gi nga xam ne ci weeru Ramadan bi yëpp mi ngi koy dox bi nag di doxu l'islam di doxu diine di dox loo xam ni daf ci jóg pour taxawu téere bu baax bi di taxawu weer wi taxawu lépp mu def ko rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak weer wu tedd bi kon nag kooku su jógee di dox loolu di wesaare waxtaanu diine di jàngal suñu xale yi di jàngal suñu jigéen ñi képp ku yëngatu Sénégal bëgg fi lu baax su la ci woowee war nga ñëw jàppale ko ci rax ci dooli nag moom mu jël bis bi yëpp ak caravane bi yëpp def ma ko parrain jagleel ma ko kon moo tax tey bisu ouverture la mais ma bàyyi lépp lu ma amoon ànd ak samay mbokk samay militants samay nit ñëw teewal ko ci bisam bi jàppale ko ci di ko sant di ko gërëm ci li nga xam ni tànn na ko ci sama jëmm ju néew ji gisal ma ci li nga xam ne moom mooy bis bu mel ni tey. waa jàmm moom la ñuy woote xam nga Sénégal moom keneen ku fi woote lu dul jàmm rek yaa ngi dugal ci sa bopp loo xam ni gënul ci réew mi jàmm nag pour mu am mooy ku nekk xam ni opposition comme camp présidentiel ku ci mun a gagné sénégalais moom moo gagné ñun ñëpp réew mi rek moom moo ñu tax a jóg defar réew moom moo ñu tax a jóg kon ñun ñëpp dañoo war a boole jaaxale ko ci yoon respectante ba nga xam ni su lépp jeexee ñu àndaat nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ndax liggéeyal Sénégal ndax Sénégal mën a jëm ci fi mu jëm kon nag moom li muy wax ci paix ak ci politique ak islam moo tax thème bi ren nekk thème bu am importance parce que diine ku ko xam diine l'islam diine jàmm la diine l'islam diine xam-xam la te dafa tombeek nag côté politique te l'islam tamit day politique parce que ku xam l'islam xam ne l'islam suñu yonent bu tedd bi dafa yore woon drapeau l'islam mais yore aussi taxawaayu jiitum réew parce que moo doon jiite lépp loo xam ne askanu réew la woon ci pays islam kon nag ñuy woote jàmm ci daraje weer wi di ko woo Sénégalais yëpp ñu dugg ci ñu jeexal weer wi ci jàmm ak salaam dugg na ci élection yi jeexal ko ci jàmm ak salaam loolu daal mooy li nga xam ne moom daal. waa jàmm moom gëm naa ne dina am parce que li ñu ñaan yëpp ci weeru koor bi ak suñu mag ñu baax ñi la Sénégalais xam nañ ko ci wax ak ci xëccoo mais gëw ma ni dinañ ci dem nag ba nga xam ne ay coow ak leneen lu tour de reta yooyu dina ci am mais nag ñeent fukki liste ak juróom-ñaar moom dafa nekk loo xam ne dafa ëpp dayo may woo président de la République son excellence Macky Sall mu su génnee ci lii ak assemblée ñu wut ay taxawaay yoo xam ne dinañ mën a yamale liste yi parce que loolu taxul dina am électeurs yoo xam ne la anonyme yi nga xam ne mënuñu xool nu ñuy mën a ràññee ñeent fukki nit ci tànn ko ci benn waxtu loolu dama nekk loo xam ne lu xaw a jafe la kon nag war nañ ko xoolaat mais loolu nag
man bett na ma man mouvement laa amee depuis 2014 ba léegi ci Thiès ku xam-xam na suñu taxawaay fii wante teewul bi mu jotee dañoo xool courant bi nga xam ni moom nañ gën a jegeel ñu del suñu mbir ànd ceeg moom parce que xëccoowu ñëwuñ ci politique ndax ay mbiru poste ak loolu mais li ko indi mooy Sénégalais yi en réalité population bi tête de parti yi population bi taxul leen jóg parce que la population bi taxee jóg doo jël ñeent fukki nit di xëccoo benn poste loolu gëm naa ni dafa nekk lu ëpp gëm naa ni nag dinañ ci jàngat ba nga xam ne élection yii di ñëw dinañ ko changer indi ci taxawaay boo xam ne dina tax liste yi mun a yem ñu définir ay courant de pensée yoo xam ne ku ci bokk foofu ngay dem ranger def ay élection primaire yoo xam ne dañu mën a tànn nit ñoo xam ne ñoom ñooy mën a jiite te tête de liste yi ku bëgg ànd ak ñoom ku bëggul nga toog observer dem voter mais loolu su amul koo xam ne tekkiwoo da ngay gis ku tekkiwul dara ci koñam amul sax fukki nit woote liste ndax am na ku ko jox xaalis loolu gëm naa ne nekkul lu baax ci Sénégal te day nasaxal suñu démocratie amul États-Unis bi ñuy roy loolu amu fa France ba ñuy jàpp bi nga xam ne ci suñu démocratie fa lay jógee loolu amu fa mais ñeent fukki at liste ak juróom-ñaar moom gëm naa ni loolu Sénégal war nañ ci taxaw bàyyi ko ba faaw. ñu ngi tudd Ibrahima Faye nekk ànd ak ay bokk ñuy liggéeyal l'islam ci fu ñu mën a nekk mooy bokk yu baax yi nekk ci sama gannaaw ak sama wet ñu taxawal benn fondation tuddee ko fondation Ridwan di véhiculer caravane Ramadan ba ren la ci fukkeelu at bi ak benn liñ ci jublu yëpp rek mooy yaatal njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaatal ak mbaax orienté nit ñi xam ni juboo ak bennoo ak liggéey mooy suqalim réew waaye féewaloo ak juyoo day suuxal am réew mu suqali ko mu nekk di naan émergence du slogan ay actes ñu war a posé la mooy lan kenn ku nekk na xoolaat bopp surtout lii xew ci sans politique bi dañ ko war a assainir ndax ay kilifa yoo xasante ak yu saagante ñooñu buñ nee ñooñu jiite boo ëllëgee suñu réew fu ñu bëgg mu jëm fa duñ jëm ñu war a jiite mooy ñu am éthique et jikko ndax buñ naan politique ñi ki ko théorisé di Montesquieu dafa ne c'est l'art de gérer la cité kon ginnaaw nag nu ñuy gérer dëkk ba ku ci nekk la nga ci war a am ko ca la nga ci war a sëb cër ñu jox la ko ca ci jàmm ak salaam lii mooy politique te l'islam noonu la ko gisee xaajalewul diine ak politique ndax benn rek la am na fu Xasanul Banna di wax ni man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum képp ku yittewul mbiri julli di bokk ci ñoom mooy kon mbiri société bi kon politique mooy defar dafa am ñaari façon politique nag bu baax ak bu bon bu baax ñi nit ñu baax ñaa koy def bu bon bi nit ñu bon ñaa koy def léegi nag bu ñu baax ñu wàccul ci terrain bi ndax mbir boo ko bëggee changer da nga ciy bokk boo bëggee indi nit ci li nga nekk da nga koy fekk ci la mu nekk waxtaan ak moom ba indi ko ci li nga nekk loolu waral lii xew ci réew mi neexuñu te buñ ko bàyyee gaañu ñu yàqu ko léegi nag du ñu bàyyee kenn réew mi mu ko yàq ndax réew mi ñëpp ko bokk ku nekk am nga droit am nga devoir boo defee sa devoir ba pare wala laaj sa droit bokk nañ ci suñuy devoir nag ñu daje daal di xalaat ni kon nañ dugg ci quartier yi ci jàkka yi ci jumaa yi ci quartier yi gën a reculé ba ci département bi ngir lan wax lan mooy politique ak nuñ ko war a defee ak nan lañ war a jàppalante suñu biir ak nañ lañ war a dundee suñu diine ndax réewum diine la ñuy tudd ay jullit ay chrétien lañu doon te lu ñoom ñëpp am na lu ñu bëgg am na fu ñu jugee am na fu ñu jëm te kàddug yàlla moom du ñaar genn rek la ak dëgg gu ñaar genn rek la mooy gaañi lii ñuy def nañ ko baax nañ ñu dimbali parce que ñi ngi bëgg a tar réew mi ñi xasante yi bari na waxante yu ñaaw yi bari na dëkkalante ay nit yu kenn dëkkul bari na asgor nag wut raxas morom ma. caravane bi fan la jot a jaar bi mu commencé ak kañ la commencé. waaw ma 2006 la tàmbali fi mu jot a jaar ren fi mu jaar bari na jumaa yi jàkka yi quartier yi lu mu gàtt def ne lu ma juróom-benn fukki jotaay 60 ndax léeg-léeg ñu def ñett wala ñu def ñeenti jotaay wala lu mu gën néew ñu def ñaari jotaay kon nga gis ni kon li ñu def kon xamuñu lan la waaye yëg nañ ni jullit ñi moom ñoo ñuy woo te it sawar nañ ci loola ba ci département yi la ñuy wax it weesuwul yàlla ne rasulullah yi ne mag ñu baax ñi ne réew mi nañ ko defar te bañ koo yàq ñii ñu ko jox parce que yaakaar naa coono Souleymane Bal moo koy jàngale ni kuy séddale waroo séddu waaye li xew ci réew mi nag mooy séddale ba pare séddu. ndax yaakaar nga ni jot nga li nga xam ne moom nga doon wut ci caravane bi. waaw daa mel ni jot nañ ci lu ëpp sax suñu njort ndax yëg nañ ni waxuma la mais sénégalais yi ci boppam ñoo ñëw ci caravane bi
ci fu ñu dem ci quartier yi ci jàkk yi ci jumaa yi maanaam ndam liñ ci am ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu wesaaroo ci réew mi ndax ñañ doon waxal dégg nañ ko te lañ leen doon wax weesuwul jàngare yu réew mi weesuwul tamit législative yi ñu jëm nañu éveiller conscience yi xool tête de liste yi xool ñi nga xam ne la ñuy samp buñ dee ñu jug ta baax ñu wooteel leen buñ dee ay wuyu ñu bàyyi leen fi lii rek la du leneen jël jikko jiital ko te bañu jël alal wala poste wala dara loolu nag ñu koy wax ci réew mépp di ko dikk xam ni réew mi du lu kenn moom lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag dañ koy bokk pencoo te diisoo te kenn bañ a jëf maanaam di naan unilatéralement yow rek réew mi ñëpp kilifa yi diine yi nañu wax jot na te daal ñun dégg seen waajur yi ak seen maam yi ñuy wax ba tey maa ngi déglu daa mel ni déggu ma daal parce que néew ji doole yi sonn nañ lool koor gii ñu nekk bëri na néew ji doole yoo xam ne bu wooree ba ngoon am lu ñu dogal lu dem ci jàkke yi nañ ko wax kilifa yi nga xamante ndax réew mi du njabootu du réew ñoo xamante ni gouvernement moo leen jiite te l'état nag mooy suñu tous ñu ñëpp ñooy état gouvernement ay tierce personne lañu ñooñu bu ñu leen tànnee bu ñu dee jëf la ñu war a jëf bu ñu leen laajee suñu carte ñu joxal leen waaye bu ñu leen tànnee te jëfuñu li ñu war a jëf bu ñu laajee suñu carte dañuy lànk duñu leen wooteel waaw kon li am solo mooy léegi Sénégal yëpp yeewu nañu xam nañ léegi carte mooy fal mooy folle léegi nag ñu ngi lancé appel bu solennel ci Sénégalais yëpp balaa kenn woote na xool digganteem ak boromam xool diggante ak boppam xool digganteem am réew bu ko defee ka muy wooteel dana doon ku baax te jub ak ku mën a doon nag ak foo mën a bokk nay ku baax te jub rek waaye dem assemblée gay di xuloo ko xeex ak a jiyante ak njaaloo ak a tamante ak ku nekk nan sa morom sàcc la loolu taxul moo tax assemblée yëpp bii ci gën a bon bii moo ci gën a bon ndax mooy 12e législative moo ci gën a bon moo ci yées parce que la fa xew ñëpp gis nañ ay kilifa yi mag yàlla jëm di xuloo ko xeex ak a saagante ak a tamante ak jiinate ak njaaloo kenn mosu ko si réew mi bu fekkee li ñuy sinu kilifa ne réew ne kilifa dinañ wàcc nag photo bi doy na sëkk te it wax naa ba tey ni jàkkee jumaa yi doy na ndax jàkkee jumaa yi du feesul nañ tabax ay jàngukaay radiothérapie amul ci réew mi te kilifa diine bi ñu ko waxee fukk am te ñu ñaa ngi dee te seen njaboot lañu nañ jënd radiothérapie mën nañ ko ku mën tabax jumaa yi nangami milliards war nga mën jënd radiothérapie 2 milliards wala mooy de ça nañ bàyyi xel Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne wa aarina ya rabbana bil xitma lil muslimina abadan wa rahma yàlla may ma yenk war ma may liggéeyal jullit ñi ku liggéeyal jullit ñi ci jamono ji nag da ngay ut radiothérapie wala hôpital wala fu ñuy liggéey wala fu ñu dëkk wala lu ñu lekk waaw ndax jàkkee jumaa yi moom doy na sëkk